salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan tey ngeen jàkkaarloo nga xam ne mooy Mouhamed Diop di conseiller Pape Gorgui Ndong di maire Pikine Ouest tey asalaamaaleykum Mouhamed Gueye. maaleykum salaam monsieur Baz Bouba. waa ñu bàyyi la nga présenté wu. wax ñu yaay kan man maa ngi tudd Mouhamed Diop maa ngi dëkk Pikine Icotaf 2 di bokk si ñi nga xam ne ñoo ànd di liggéeyal le ministre maire Pape Gorgui Ndong dëkk fii si Pikine nag yaroo si Pikine màggee si Pikine. waaw ku wax Pape Gorgui wax politique tey ñu bëggoon waxtaanee li nga xam ne mooy actualité politique tey ñu ñëw fi nga xam ne mooy commune Pikine Mouhamed Diop ñu bëggoon waxtaanee li nga xam ne mooy actualité yi nga xam ne. Pape Gorgui jot na koo defagum. si 2019 bi. dugg si 2020 bi nga xam ne Pikine mooy commune bi gën a rëy biir Dakar tey. lan la fi Pape Gorgui mën a présenté loo xam ne tey mën nañ ne lii Pape Gorgui moo ko def en tant que maire. waaw c'est-à-dire y a des questions yi nga xam man ba ma ko posé daf may neex quoi parce que Pape Gorgui Ndong di wax ay lu mu def Pikine Ouest dafa yomb lim daal yomb na yombul parce que bari na donc day am quelques kii yi nga xam ne rek mën nañ ko tudd yi nga xam ne ñëpp xam nañ ne gis nañ ko seen bopp te xam nañ ko. bon Pape Gorgui Ndong barki Demba Ndiaye rek ñëpp dégg nañ moom lañ demee le meilleur maire au niveau de Pikine c'est pas nag nit ñi la mais population Pikine ñoom ñoo ne moom il est le meilleur. Pape Gorgui bi mu ñëwee depuis 2019 bi waxuma sax 2018 2000 mais damay wax li nga xam ne rek 2019 bi nga xam ne ñun moom lañ jot a génn. li ñu si réalisé dafa bari. boo xoolee femmes yi financement femmes yi Pape Gorgui Ndong taxaw na si. boo xoolee jeunes yi boo xoolee ASC yi boo xoolee groupement yi boo xoolee côté santé bi boo xoolee maanaam même boo xoolee côté infrastructure lu mel ne barki Demba Ndiaye lañ def première pierre jardin public bi nekk buntu Pikine. ñu jógee fa tegaat beneen première pierre maison de la femme. ak yeneen yi nga xam ne. kenn mënu ko citer daal parce que am na yi nga xam ne si sutura la ko defaree donc bu ma toogee fii naan damay lim ay mbiram mën naa fi fanaan donc je sais que. mais mën nañ fi fanaan mais ñu bëggoon xam parce que ñi seetaan aussi dañuy bëgg xam seen maire ak ki nga xam ne moo nekkoon ex ministre de la jeunesse lan la jot a réaliser si li nga xam ne mooy commune Pikine Ouest bi. waaw mais peut-être mën nañ doon loo xam ne mën nañ citer ne lii moo ko fi def lii moo ko fi def lii moo ko fi def. waaw mais ma jox la benn tegtal rek tey ku dëkk Pikine Ouest boo xoolee mairie Pikine Ouest mu mel noon bu njëkk ak tey boo fa demee rek nga xam ne changement am na. lu rek population bi. non population bi la ku fi dëkk Pikine Ouest xam Pikine Ouest nga doon nga di fi judd di fi fanaan boo xëyee fanaan fi boo xëyee yandu fi boo demee mairie démb ak mairie tey nga xam ne y a un changement mairie bi rek war na la jox un changement. parce que avant tout mosoo toog bañ ne la au niveau de la mairie am nañ problème extrait wala problème leneen wala problème amul doo toog ba ne la ba nga dégg un agent bi nga xam ne mi ngi municipal mi ngi liggéey foofu grève na ndax am na lii ak lii tardé na amul loolu rek firndeel la ak li fi jotoon am loolu rek firndeel la. mais est-ce que loolu mooy li tënk mairie. si yenn aspect ngeen mën a taxaw nañu Pape Gorgui def na lii c'est ça que les gens veulent savoir. Pape Gorgui li mu def bari na déggoo ma wax la ko dama ne la Pape Gorgui sa micro dama ne la Pape Gorgui boo demee si mag ñi Pape Gorgui mi ngi fa. non nga limal ñu. non c'est-à-dire li ma la limal yomb na. nee naa la barki Demba Ndiaye danaa limal ñett. ma limal ñett naa la pose première pierre jardin public buntu Pikine moo ko fi def. ñu jógati fa mu indi maison de la femme kenn defu ko fi pour la première fois commune bi am ko. comprendre ñu jógee fa barki Demba Ndiaye ànd parerante bi mu indi kenn indiwu ko fi. école bu nekk nga mu jël dugal fa dugal fa ay photocopieuse ak ay kii yi nga xam ne kenn xamul. ànd parerante la c'est lui seulement il est le seul maire bi nga xam ne moo ko am. comprendre ñu jógee fa nga jël ASC yëpp dajale leen. li ñu doon joxe 150 000 nga yëkkati 500 000 joxe ñi jaay gox bàjjni gox association sport ak culturel lépp ñu ne Pape Gorgui Ndong koo wax mu ne la moom la donc loolu rek firnde la. ba pare nga jóge fa dugg si gox kër gu ne ku xew la dëj yaa nga ku xew la ngénte ku xew la bànneex yaa nga fa jël sa alal joxe. mais loolu rek yow dégg nga population bi. bureau tëju ko
bëggul sax ngay ñaan audience boo ko gisee maire bi sax demal nga fekk fa day toog wax ak yow lu mu mën def ko lu mu mën na mënuma ko parce que il est très sincère lu moo xam naa ak si moom dafa dëggu këram waxi nopp ki nga xam ne day nekk ba guddi taal otom di wër koñ bi mais kenn ku ne avant lampadaire yi di ñëw kenn ku ne xamoon na Pikine ay jamono dafa lëndëmoon Pikine Ouest il est le seul mu dem def benn comité bi nga xam ne comité pilotage uniquement pour lumière dëkk bi ñëpp gis nañ ko te là c'est un coût bi nga xam ne day répercuter au niveau du budget de la commune te moom en personne c'est lui moom moo chargé wu loolu gis nañ ko ñu fi feebar ñi nga xam ne seen i mbokk mun leen a fay mu leen faj mu jël xaalisam yóbbu leen ñu faj ji ku mel ni non ku mel ne jarul tudd ñëpp xam nañ ko comprendre barki Demba Ndiaye Jules Badji Junior je crois ak ñeneen jarul tudd barki Demba Ndiaye bi ñuy demee fii benn école Seydou Nourou Tall ñu fekk fa benn xale bi nga xam ne mën nañu wax ne il est sorti majeur par exemple moom kii mais nan la def taxaw publiquement ñëpp wax mu ne leen à partir d'aujourd'hui jël naa booy bi en charge la commune durant toutes ces études ba pare dinaa ko yóbbu à l'étranger mu jàngee lan la def na ko maire yaa ngi fii ku fi amoon goitre am problème boo demee si moom opéré na la li na yéegi lépp Pape Gorgui ku xewle boo ñëwee si moom tabaski lépp si yem mu jël alalam jox la et pourtant budget am àggul foofu am na li nga xam ne sax si poosam la koy génne comprendre mais ku xam Pikine Ouest démb ak Pikine Ouest tey nga xam ne le ministre il a bien travaillé waaw léegi ndax mën nga ñu wax budget mairie Pikine Ouest waaw non budget mairie Pikine environ moins de 1 milliard la 800 quelques millions la àggul sax 1 milliard donc ñun mën nañu wax ne suñu commune suñu budget bariwul yan programme ngeen di prévoir pour avant peut-être loo xam ne ay ngaañ wala ay ndog-ndog lay doon ci population bi lu mel ne nawet bi ak ay yéen ndax loolu yéen a ngi ci non ñun yàlla suturaal nañu ba endroit bi ñu nekk commune bi ñu nekk problème yi duñ ko am parce que pourquoi duñ ko am bon avant tout dañuy jël suñu matukaay parce que le ministre bi ne da nga xam ne nag joxoon nañ ko inondation xam na si liggéey ndax inondation xam na luy inondation donc loolu rek moo lay wan ne ñun am na lu bëri du ñu bett moom xam na loolu bu dul ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si ginnaaw moom si boppam mooy indi plan bi ne voilà nii la ñuy liggéey nii plan bi lañ indi pour problème inondation gis nañ ko ren mu sol kilotam sol léppam dugg si ndox mi ànd ak ñun di xeex ba tey doo dégg Pikine Ouest ñu ne inondation am na ndax Pape Gorgui mu ngi xaaraat benn poste ministère non saaga poste ministère moom du kiyam sax nomination la rek nomination la rek parce que nomination ki nga xam ne mooy kilifaam la muy suñu kilifa ñun ñëpp moom bu ko neexoon suba mu namee ko te bu ko joxoon tamit day jël parce que kilifaam la Pape Gorgui fan la vision fan la xool tey fu mu xool si poste tey waaw man de ma part man en tant que Mouhamed Diop je veux actuellement nii lu ma bëgg man que Pape Gorgui Ndong ñu jox ko commune ñu jox ko mairie de la ville c'est ça que je veux. non loolu dinañ si ñëw. waaw loolu laa soxla si poste kon si kon. non man poste bële je ne connais pas mais li ma soxla fi ngi daama au niveau de Pikine. bëgg naa képp kuy dugg Pikine. boo jaaru si Pape Ndong doo am loo bëgg. dama bëgg képp kuy dugg Pikine boo soxlaa Pikine jaar si Pape Gorgui. léegi ñu ñëw si poste Pikine boobu ngay wax noonu maire Pikine boobu maire commune boobu ngay wax. Pape Gorgui da see taxaw. mais on est prêt. ki fi nekk moom waxuma ko. ki fi nekk. non ki fi nekk déggoo liggéeyul wala. non c'est-à-dire bu mu ne kenn du wax liggéeyul parce que képp koo gis ñu dénk ko dara liggéey nga. non liggéey bu nit ñi yëg seen bopp. moo tax ñuy wax amaana moo tax amaan na Pape Gorgui dafa xeeb loolu. pour bëgg a récupérer poste boobu wala. Pape Gorgui Ndong wala moom waaw. Pape Gorgui Ndong musul wax si problème boobu man maa wax en tant que Mouhamed mais Pape Gorgui Ndong man maa jël samay responsable wax dama ne. ki ne si mairie bi. de la ville kenn waxul na liggéeyul mi ngi liggéey mais amaana. liggéey bi muy liggéey am na ñu ko gis am na ñu ko gisul mais ñun am na sama leader sama ki nga xam ne moom laa yaakaar si politique muy Pape Gorgui Ndong mën naa ko Pape lii laa bëgg nga doon ko sama yéene te lu laa bëgg mu doon ko. ndax moom mi ngi séntu loolu da ko pare da ko waxtaan ak yéen wala li ñu mel. musu ko waxtaan ak ñun. ñun ñoo ne si ginnaaw xam ne mairie bi mu nekk mairie bi mu nekk kenn waxatu ko. lan lañ soxla léegi ñun Pikine lañ soxla. Pikine si boppam lañ soxla téye nii ba suba képp ku bëgg a dugg Pikine di nga jaar si ñun Pape Gorgui mi ngi liggéey te képp ki nga xam ne yaa ngi Pikine xam nga ne mi ngi liggéey donc mi ngi liggéey moom xaarul 2024 de mi ngi liggéey si le terrain ñi ngi liggéey jëm 2024 nag yàlla xam
mais man de ma part je souhaite sama ministre sama maire Pape Gorgui Ndong comprendre bu jël maire de la ville c'est ça que je souhaite. mooy seen programme. mooy lu ma souhaité man. mais du li nga xam ne dama ko wax ak moom du la nga xam ne dama ko wax ak militant man maa jël samay responsabilité ma xool ne kii dépasse am na yi nga xam ne dépassé na ko maanaam commune d'arrondissement dootul kii am kii ville la man ville rek lañ ko mën a jox parce que li mu liggéeyu ville la comme lan man loolu laa gis parce que aussi boo gisee projet de financement aussi gouvernement da si jàpp parce que gouvernement am na benn projet bi nga xam ne moom la ñu tuddee DER DER boobu wax dëgg yàlla au niveau de la commune femmes yu bëri am nañ si bénéficié wu beneen bi si des aussi dañuy am des partenaires ak ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañ dañuy gis monsieur le ministre bëgg ko te yàlla rek tax comprendre loolu am na comprendre ensuite barki Dembo Ndiaye ku ne gis nga mu am ay partenaires des Américains je peux dire que sax depuis bi mairie bi di sos ba mairie bi léegi pour la première fois sax loolu am fa gisaan nañ fi barki Dembo Ndiaye le marabout Mbacke Axta Mbacke ñëw seet si ko ziare ko donc c'est des signes yi nga xam ne ku ko gis di nga xam ne kii kuy liggéey la. ndax Pape Gorgui neexoon ak yeneen maire Pikine yi nekk si. Pape Gorgui je peux dire que amul benn maire bi nekk Pikine les 16 communes xam nga les 16 communes musuma toog ba dégg benn maire mu ne lii si Pape Gorgui Ndong lu rafet. wane na ko en période de campagne bañ nañ ko bi ñu waree def suñu dernière caravane maireem lañ déparé les 16 communes yëpp maireem la ñuy déparé donc loolu wane na amul benn maire bi nga xam ne jàppal na ko un rancunier non gisuma ko man gisuma ko je suis sur le terrain nag te bu amoon dama koy wax man awma lu may ragal bu amoon dama koy wax. sa mot de la fin. waaw non sama mot de la fin mooy que di remercier sama ministre maire Pape Gorgui Ndong di ko ñaanal yàlla jàppale ko di nuyu aussi à travers sama frère Mame Lay Mbeng moom aussi mi nga xam ne aussi di ànd ak Pape Gorgui Ndong ak te yàlla rek a tax jàppale ko ñoom ñaar ñuy ànd liggéey xoolul dara lu dul bëgg Pape Gorgui Ndong di remercier militant ak militante yëpp ñi nga xam ne ñu ngi si ginnaawam di ko jàppale te ñoom aussi ñi nga xam ne ñoom rek Pape Gorgui Ndong la dañuy bëgg te yàlla tax bi si des mooy di leen encourager yéen le monde à Dakar Bouba le caméraman Khalifa monsieur Diané ñoom ñëpp ñu ngi leen remercier parce que lii aussi lu rëy la di leen ñaanal yàlla rek lii ngeen di def yal na ko yàlla barkel ba li ngeen si sontu mu ëpp seen jort. di leen remercier waat bu baax di leen doon wax ne le monde à Dakar moo ñëwoon fay tey fii si commune Pikine bi doon jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Ameth Diop di conseiller Pape Gorgui kon ñu ngi leen di naan jaajëf ak si beneen numéro si yeneen anam jaa ngeen jëf.